ndax tey ji ci fajar cuy la woon ca foofu ñu naan sëgi marmial li mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fas ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. mu ngoog rafetlu ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias di jégaluwaat ci xadoor gi du suñu coobare dañoo amoon lenn ci ay jafe-jafe beneen xibaar yi ni leen ko waxee woon ak ca njalbeen ga njiitu réew bu Sénégal yokkaat na ci lu toll ci weer ci état d'urgence bi ndaxte xam ngeen ne dogal la bu nu jël sànq ci bëccëg la cib décret la ko fësal loolu rek di di wane ne état d'urgence bi maanaam teel a fatu gi dañu koy wéyal ba noppi itam takk der yi ñooy ne ci réew mi di xool askan wi ñuy jëflante ak boobile dogal laata muy jël dogal bu yokk état d'urgence bi tey jii ci suba moom njiitu réew bu Sénégal def na loolu ñu naan prise d'arme taxaw itam ñu yëkkati sunu bàkku réew bokk na ca la ko waral tey ñeenti fan ci weeru avril yamook bés bi Sénégal moomee woon boppam juróom benn fukkeelu atam bi ñu koy amal ren nag dajewun ca place de l'Obélisque li ko waral xam ngeen ko muy mbas mi ak loraange yi leeral yi ak Cheikh Diop. ñeenti fan ci weeru avril yemook bés bi Sénégal moomee woon boppam mu nekk 60e anniversaire bu indépendance niki ren ji nag ñu daal di koy amal te amul benn xew-xew boo xamante ni nemmeeku nañ ko ci ndax jàngoro ji nga xam ne moom moo lëmbee àdduna wërngal këpp rawatina fii ci réew bu Sénégal di Covid-19 bu 8 heures jotee ñu daal di amal mise en place des troupes ñoom ñëpp daal di taxaw waaye itam daal di respecter distance bi nga xam ne moom la waa kër docteur di sàkku saa su nekk ci askan wi ngir rek ñu daal di koy amal waxtu wi di wéy bi 10 heures jotee ki nga xam ne moom moo di njiitum réew mi daal di egsi ci cour d'honneur bu palais de la république ànd ak ki nga xam ne moom moo di chef d'état-major am ñu daal di amal bile xew-xew ak prise d'arme daal di koy wéyaleeg hymne national. ci teewaayuk joriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàll wi mu doon lu am solo fii ci réew bu Sénégal xew-xew boo xamante ni daal nay dugg ci taarixu réew mi tem itam bu am solo ñu daal di koy yëkkati mu di rôle de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies ces catastrophes di taxawaay bi nga xam ne war nañ koo mën a teg ngir daal di moyu bile mbas 4 avril bi nga xam ne Sénégal amal na ko niki ren ci benn bërëb dong lañ ko amalee daal di koy ayetam ci gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci mim réew ñu daal di koy amal ci ak dal te itam di fexe ana rek yan pexe la ñuy war a mën a teg ngir daal di moyu jàngoro ji di coronavirus wala boog Covid-19 doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku fii ci réew bu Sénégal. Diop mbas moomu la ñuy des mooy coronavirus xam ngeen ne tey jii ci résultat yi fës fukki doomu aadama ak ñaar yokk nañ ci ñi amoon jàngoro ji di coronavirus bu weesoo loolu itam xam ngeen ne am na soxna bu ñàkk bakkanam ci bile jàngoro ni ki démb la fii ci Ndakaar loolu nag mooy ñaareelu kaawu dese maanaam ñaareelu doomu aadama bu ñàkk bakkanam gannaaw Pape Diouf jàpp leen ne jamono ci ñi àddoo lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ab lim ñoo ne ci bërëbu fajukaay yi juróom-ñaar fukk yi ak lu teg wér nañu ba dellu seen kër ñu teewlu Abdoulaye Diouf Sarr mooy ron kàddu bés bi nekk jëwriñ bi ñu denk wàllum wérgu yaram. démb ci àjjuma bi ñetti fan ci weeru avril 2020 bi 20 heures jotee le Sénégal enregistré ñaareelu cas bi xamante ne décédé na gaañu na te Covid-19 bi waral ko. muy benn sénégalaise bu am juróom fukki at ak juróom ñett ñu hospitalisé ko woon fële ci hôpitalu Fann président de la république gouvernement bi ak peuple bi ñi ngi jaale famille am ak njabootam bi yépp di ñaan yàlla mu xare ko àjjana tey samedi ñeenti fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test wu bés bi ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari test fukk ak ñaar ñëw nañ ci positif
benn bi cas importé la mooy cas bu jóge bitim réew fukk yi cas contact yu ñu doon suivre la benn bi nag mooy cas boo xamante ne transmission communautaire la jóge mooy mënuñ ko lënkaleek benn contact wala benn cas ñu wax ne tey aussi juróom benni patient yu ñu hospitalisé woon wér nañ tey danañ leen génn ci kanam yeneeni patient yi nekk hôpital ñi ngi yëg tan bu ñu xaymee ba mbir mi commencé ak léegi Sénégal enregistré ne ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti cas ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yooyu juróom-ñaar fukk ak ñaar wér nañ ci tey ñaar génn nañ ci àdduna kenn évacué nañ ko ci coobare famille am muy donc fi ñu nekk nii téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñi ngi hôpital ñu leen di faj. aywa ñu des ba tey ak jàngoro jooju di Covid 19 ak itam ñàkk wi nga xam ne jur na coow lëmbe li nga xam ne moom mooy àddina jëriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram nag di dànkaafu moom Abdoulaye Diouf Sarr ba noppi itam dalal xelu askan wi ne réew mi ñu nekk muy Sénégal du réew moo xam ne dañuy jël dogal yu ni mel di ko ñëw di ko def ci askan wi mu dalal seen xel rek moom jëriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ne loolee duñ ko nangu te itam xel sax da koo xalaatul. mu nekkoon ganuk Pape Abdoulaye Der ak équipe bu jàkkaarloo démb la woon ci télévision Futur Média ñu des ba tey ak jàngoro jooju di coronavirus ca Ziguinchor nag xam ngeen ne ñetti cas la ñu amoon foofee te itam di fàttali ne centre de traitement am na foofu ca Ziguinchor waaye li ñu nemmeeku rek mooy ñaar ci ñett ña wér nañu ba dellu seeni kër kon jamono ñuy àddoo foofu ca Ziguinchor benn cas kott moo leen fa desee ñoom it ne ñu nañu jël seeni matukaay ba lu ni mel yam fa. ñu des ba tey ak jamono jekk tolluwaay bi xam ngeen ne itam fi mu ne nii démb njiitu réew bu Sénégal yëkkati na kàddu muy discours à la nation jàkkaarloog askan wi ba tax itam ñu def taxaw seetlu ci benn ponk muy budget bu Sénégal ñu ne dafa wàññeeku bu baax a baax ki xam-xamam màcc jëm ci wàllum économie di docteur Ahmadou Bamba Diagne la mu gis rek mooy lu ni mel lu jaadu la mu nekkoon ganu xibaaru diggu bëccëg gi ci télévision Futur Média Cheikh Diop moo taataan ay kàddu. bu ñu toll ci jamono yu demee dafa xaw a metti ci état parce que état day toll ci jamono boo xamante ni budget état du xaalis bu toog ay prévision la comme ay prévision la état day mettre en place ay stratégie yoo xamante ni day naan fii kat naa fi jëlee xaalis su ma ko jëlee fii laa koy dépenser maintenant fi mu doon jëlee xaalis tey bu entreprise yooyu liggéeyul wala nit ñi consommé wuñu lu bëri wala nit ñi voyagé tuñu wala nit ñi dematuñ ci ay hôtel secteur yooyu yëpp day yëg crise boobu donc ce qui veut dire quoi mooy recette yi ñu daan am day wàññeeku bu recette yi wàññeeku état li muy am day wàññeeku te bu état li muy am bu wàññeekoo ay dépenses am day yokk mu boole ci aussi secteur de la santé day doon secteur boo xamante ni fi ñu toll nii ci xeex bi dafa laaj dépenses yu bëri yu ñu ci def état dafa laaj aussi organiser waat son secteur économique jàppale d'autres entreprises pour ñu bañ a egg suuf donc loolu yëpp état ak jàppale aussi ménages yi pour que confinement bi mu bëgg wala nit ñi toog seen kër mu mën koo am donc loolu dafa demander xaalis boo xamante ni état foo mu wuti ko bu ko wutee nag fenn rek la mën a def mooy mu supporter ko ci déficit budgétaire am moo tax déficit budgétaire bi dina xaw a wàcc ba li ci topp mooy ñu yokk discipline parce que discipline rek le coréens yi le chinois yi appliqué ba génn ci loolu la européens yi ñàkk a appliqué ak américains yi boo tax crise bi sonal leen pour man bu ñu appliqué discipline yi respecté li nga xamante ni waa corps médical ñu ngi koy wax dina tax crise bi pour man dina gaaw a jeex. ñu des ba tey ak itam kàddu yi njiitu réew mi wala bokk dogal yi mu ne jël na ko kii di Moundiaye Cissé ne itam baax na lool ñu jëli dogal waaye bu sañoon rek ñu gën koo gaaw ci jëfe gi mu rafetlu itam kuréel googu ñu teg ngir mu saytu lu ni mel Moundiaye Cissé moo jiite ONG 3D ay kàddoom Pafara ñi ak Amadou Ba ñoo ko taataan ngir yéen. yu Sénégal yi gën a gis seen bopp et loolu su amee jàpp naa ne c'est parce que dafa déglu njabootam maanaam déglu askan wi ndaxte le fait que mu dalal ñëpp muy opposition muy société civile muy secteur privé bàyyiwul kenn tax na ko mu xam ku nekk sa gis-gis ci mbir mi ñun société civile bokkoon na ci suñu waxtaaneex moom que
que dëgg la baax na jarinu gestion wu feebar bi mu nekk gestion bu gaaw ñu def ci alal lu bari waaye bu mu tere ñu def loo xamante ne bu feebar bi jeexee coow du ci topp ci yorinu xalal boobu te déglu nañu parce que nee na ci biir discours am démb dina teg kuréel boo xam ne mu ngi koy woowee comité de pilotage buy superviser yorinu alal jooju. maintenant nag annoncé na lu bari ñu ngi koy xaar ci cappaandaw ga ci application yooyu yëpp mesures yu baax yooyu nga xam ne annoncé na ko ba nga xamante ne askan bi dañ ciy xaar. aywa ñu des ba tey ci dogal yooyu ak jamono yi Covid 19 bi mu ñetti milliards yi mu jël rek moom jiitu réew bu Sénégal jagleel ko am ñenn ñu muy fayal ci askan wi lu jëm ci wàllum ndox mu aju nag ci ñaari weer loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy seen xam-xam màcc na jëm ci wàllum ndox rafetlu li ni mel ba noppi itam jàpp rek ne dogal la boo xam ne dina jàppale askan wi waaye itam naka la ñuy def rek ba xàmmee kan lañ war a fayal ak itam kan les war Rafael tontu li dañ ci ànd ak Mamadou Guissé xam-xama màcc na jëm ci wàllum ndox moom nag ay kàddoom Pafaxa ñi nga ak Amadou Ba ñoo ko taataan nga yéen. 3 milliards yu mu jël pour def ko à côté pour fay facture ndox yoo xam ne ni dañu néew doole dañ ko rafetlu te application bi du jafe parce que yàlla dimbali nañu les années passées effort yu mu def moom le président ak nguur gi pendant ces dernières années pour ñu egg à 90% accès à l'eau potable dans les milieux urbains et plus de 70% dans le milieu rural. Donc dafa mel ni sénégalais bu nekk pour la plupart au moins am nañu benn robinet boo xam ne day jot facture donc xam nañu adresse bi xam nañu consommation bi donc loolu day yombal comptabilisation ñan ñoo nekk ci tranche yoo xam ne war nañu jàppale donc loolu du nekk benn problème. Facture ndox dafa nekk problème ci ay famille yu bëri xam nañu ko parce que ñu bëri dañu def ay choix parfois est-ce que damay fay ndox mi wala est-ce que damay fay courant bi yoon est-ce que damay jënd ceeb bi après bàyyi courant bi 2 semaines 3 semaines indiwaat ko wala ndox mi te instant bi ni amuñu droit toog benn fan amuñu. aywa ñu wéy ba tey ci Covid 19 ak tolluwaay bi njabootuk Buur Sine Kumba Ndofène nga nekk ca Jaxaaw ñoom ne ñu duñu dugal seen loxo ci xeex jàngoro ji di Covid 19 jaarale ko nag ci waxtaan ak seen askan ci lu aju rek ci dogal yi ak dànka fugi dañuy ànd ak Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ñoo toogal groupe Futurs Médias ci Sine ak li ko wax. Le tout nouveau roi du Sine décline son engagement dans cet effort de guerre contre le Covid-19. Il a rencontré le gouverneur de Fatick pour lui faire part de sa décision. Massinik Niorobaye Diouf dit être disponible pour accompagner les autorités dans ce combat. Sa participation, selon lui, sera surtout axée sur la sensibilisation des habitants du Sine sur le respect des consignes de barrière. Donc quand on a su que cette pandémie était là et que le président a fait appel à tout le monde, mais nous avons pensé qu'il fallait agir tout de suite. C'est dans ce sens qu'on est Massinik Niorobaye Diouf nga xam ni moom mooy buuru Sine bi fi mu nekk ni mu dugalee loxoom ci biir xeexuk jàngoroy coronavirus gi moo di sensibiliser askanu Sine moom nag li mu sàkku ci ñoom nee na ñu respecté digley ministère de la santé et de l'action sociale maanaam ñu gën a yokk cet gi ci dëkkuwaay yi ak itam ci jëfin yi. ñun bi ñu xamee loolu la ñu toog waxtaan suñu biir ne duñu xaar kenn nañ dem fa ñu dëkk ñu wax ak nit ñi wax leen li nga xam ne moom la ñu war a bàyyi parce que man même wax nag séeréer bi ma waxee ci séeréer dama ne nit ñi nañ bàyyi dëj nañ bàyyi lamb yi nañu bàyyi ngénte yi nañu bàyyi lépp loo xam ne day boole ak nit muy ay jàng ak yooyu loolu heureusement que président topp ñu si ñu pare dem di seeti autorité administrative bi muy sous-préfet bi nekk Jaxaw wax ko ne ñun dañu nekk fii pour jàppale leen léegi fekk na ñoom formé nañ ay nit ñu dem dugg si biir ut loo xam ne dina leen ci mën a jàppale ñu dugg ci àll bi di wax ak nit ñi di wax nañu topp autorité sanitaire yi surtout ci li ñu wax. xeex bi nag xeex la boo xam ne dafa sérieux ba waa famille Buur Sine bi nag jàpp ni askan wi yëpp ñoom ñoo ci war a dugal seen loxo ngir xeex feebar bu ni mel mu di association boo xam ni famille royale bi ñoom ñi ngi ko créé depuis 1992. président de la république dafa ñu wax ne l'heure est grave que nous étions en guerre général nag bu waxee ne guerre am na population sénégalaise moo nekk officier sous-officier et homme de troupe li ma xalaatee ne ñun en tant que homme de troupe war nañoo dem
bokk ci campagne de sensibilisation yi. war nañoo dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw mission boobu pour que ñu mun ko defar mu gën a rafet. ngir nag jàppale autorité administrative yi ci xeex jàngoro jooju association pour le témoignage du Bour Sine teg nañu ci loxo gouverneur bu Fatick lu toll ci 2 millions de francs CFA Bour Sine Niokhobaye Diouf teg ci moom téeméeri junni. Aminata Goudiaby ñu sant ko bu baax gërëm ko jeexale ak beneen ponk dañ leen ko waxoon ca njëlbéen ga Alioune Badara Diagne Golbert jébbal nañ ko boromam tey jii ci suba nag la dem Barzak ca sëgi marmial ya nekk ca diwaanu Ndar Géej xam ngeen ne dañoo tere ay xumbeel waaye ñenn ci jegeñaale yi demoon nañu fekkee ji rob ba noppee yëkkati nañu kàddu yu seede yu rafet dénk ko kenn ku mu yoroon ku nekkoon ci ay loxoom muy Ousseynou Diop. daan ñaan yàlla pour su génnee àddina ñu gunge ko gunge bu xumb delloo ñaanu jaamam nangu mais yàlla bu lay nangul ñaan du na nga ñaane la lay nangulee mais ca na mu gëne li gën parce que enterrement bi mu am bii moo baax ci moom enterrement bu dal enterrement bu teey nga xam ni malaaka yërmande dana ko teelu rawatina nag mu génn àddina bésu ajjuma nga xam ni ci xadis yu leer nañ Yonent sallallahu alayhi wasallam nee na jullit bu ci génn àddina doo gis mbugalu bàmmeel. Véritablement defoon na si ñun ba ñu nekk ay reporters yoo xam ni fu ñu dem mën nañ fa liggéey bu mucc ayib te kenn duñu poñe kenn duñu waxu leen dëgg jàngal ñu également li nga xam ne moom la ñuy jàngale ci école de journalisme muy mag yi muy éthique muy déontologie muy sàmm sa ngor muy aussi informer juste et vrai yaakaar naa ni Ndar daal perte na Sénégal perte na ñun ñii suñu bopp aussi perte nañu. Golbert chaque jour waxuma dépense su këram de Golbert dina génn lu mu bon 50 à 75 000 francs si ay ordonnance si ay facture d'eau facture d'électricité si lekk parce que da doon joxe dépense am na ñi nga xam ne si moom nañu dépendre pour vivre Ndar ñàkk na te bal ñu koy xam ñu dawal. Alioune Badara Diagne Golbert na mu ko sàkko woon rek noonu lañ ko koy defal dafa sàkk woon ne bis bu dëddoo ngal la ñu koy ñaanal di ko jàngal ay xulwa di ñaan borom bi rek encore une fois mu xaare ko aljana jégal ko bépp rëcc waaye itam teg loxo ci njaboot gi moom Alioune Badara Diagne Golbert ñu koy ñaanal borom bi jégal ko ak képp ku mu fekk barzak ak itam ku ko fa fekk. ñu jeexale ak fête indépendance 2020 xam ngeen ne wuute na lool ak yi daan am juróom-benn fukkeel bi yoon ren nag li ñuul ci soow mi ni ñu ko waxee mooy mbas mi ak i loraangeem bu njëkkoon bu nu ko daan def dañu daan dem penn ci bërëb yi lu ci mel ne boulevard Général de Gaulle wala sax place de l'indépendance moo xam bërëb yi wala ngeen baal ma fii di place de l'obélisque waaye nag tey dañ ko defee ca palais de la République te itam amul woon benn xumbeel ñu dellu gannaaw ay at xool bu baax mbir mi Ibou Diouf ànd ak ñun ñu dégloondoo benn ci ay woy yu ñu tàmmoon di déglu muy fête indépendance. ñu tànn musique ngir amal ab fàttaliko loolee aju ci feetu indépendance xew-xewu cosaan wala taarixu réew mi maanaam bi ñu moomee suñu bopp atum ren ji nag ñu ne défilé amul ñu woyefal ko foofu ca palais de la République ñun nag ñu koy fàttali ko jaarale ko ci bile musique Youssou Ndour ak Perouza ñaari kàngam ku nekk ni nga dunde bile xew-xew feetu indépendance yi ba fekkee bari am na samay moroom di yu ko fekkee défilé militaire ak civil fête nationale ci wàllu musique loolee may nañu ñu fàttaliku xew-xew bu mag boobee armée ñëwee dama seen commando yi daw ma bëgg lu dul dem solu militaire waaye armée de terre ak waa armée de l'air marine nationale pompier ak police atum ren ji nag ñu ne défilé amul waaye ñu taamu morceau musique bi soo ko dégloo dafay mel ni yaa ngi foofee ca boulevard Charles de Gaulle. sayuma sa na ñëw kenn duma ko nettali dama daan jóg ca fajar ndekki daw wuti place
dem bu xante ji jàpp palaas ca kanam. indépendance marqué kàngam yi ci wàllu musique morceau bi tamit wéy di doon ab kàddu melomaan yi ci jamono ji ñuy wax indépendance mu tombeek mbas mu bon bi di coronavirus. bale nañ sunu kër yi di pare sunu fête yi indépendance ñetu nañ sunu mbir yi di pare sunu fête yi indépendance génne nañ sunu série di pare loolu lambe indépendance. Ibou Diouf macha allah ñu sant ko bu baax gërëm ko mu mel ne tey jii ñi nostalgique bëri na mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi Cheikh Tidiane Diaw noppi na dégtal leen xibaar yi ci français deseen di leen ak programme yu télévision Futurs Médias.